ci ak li nga xam ne moom moo di toile bi ndax toile moom comme dañuy wax li gën a fës ci réseaux sociaux yi la waaye tam yi ñu gën a commenté ba tax na ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk internautes yi kenn demul ñu des ci li nga xam ne moom moo di ci élection locale yi ñu génn ni ki barki démb ak yeneen yu du yooyu waaye itam damay taxaw seetlu rek ci li nga xam ne nii moom la ñu gën a commenté moom la ñu gën a publier ni ki démb ci guddi ak tay jii waaye itam gën ko commenté bokk na ci li nga xam ne ni moom la Aliou Sow daanelee foofu rek laay jëlewaat mu di li nga xam ne moom moo di communiqué yi nga xam ne ñu ngi koy gis muy génn rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Yewwi Askan Wi ci kaw ëldëb boo xam ne nii nee nañu dañu koy séentu ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waa ñi ngànk nguur gi di waa Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ne yenn ci ay communes yoo xam ne dañu leen faa gañe nee na dañ leen faa lapp yu nooy te ñoom nee nañu yooyu commune dañ say amaat taxaw seetlu boo xam ne ni ki démb ci seen conférence de presse bi ci la ñu yëkkati yenn ci ay kàddu daal di koy wax gis nañu Cheikh Gueye ak na nga xam ne nii noonu la waxee ci yenn ci ay communes yoo xam ne nee na ñoom jàpp nañ ne ñoom ñoo ko gagné alors que waaye Yewwi Askan Wi aussi génn nañ def seen communiqué te communiqué boobu mi ngi circulé bu baax a baax ci réseaux sociaux yi tànn nañ ci ay yoo xam ne ni nee nañu dañu jàpp ne nguur gi dafa bëgg a teg loxo maanaam dafa bëgg a salfaañe li nga xam ne ni moom moo di résultat yi fa rotee ci kaw askan wi la ñu def ci biir urne ya ñoom nee nañu ci ñoom la féete alors que nee nañ ñoom waa Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko moom ba tax na tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk internet yi dañoo jël yooyu le boobu le communiqué daal di koy tas partout ba tax na boo ubbee Facebook bi actuellement Twitter ak yeneen da nga ko ciy gis que ñoom taxaw nañu temm ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi nekk ci biir réseaux sociaux yi taxaw nañu temm ngir wanewaat seeni ay voix yi nga xam ne moom lañ def ci urne yi ngir folli ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu parewaat nañu ngir bu ëldëb bëggee am ñu taxawaat ne leen du lool ñun la ñu taamu woon lii la ñu taamu nee nañ bokk na ci ay li nga xam ne ni moom moo di fa nga xam ne nii moom moo di Thiès Rufisque ak yeneen ci ay gox yoo xam ne nii nee nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur gi dañu caa bëgg a teg loxo te dañ leen faa lapp yu nooy buñ fa jógee ba tey balaa waxtu bi duñu xoj gis nañu ay publication yu tukkee ci ñi nga xam ne ni moom moo di vote bi ca Fouta ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu dañoo daal di ñàkk 4 communes ci département bu Ranérou nee nañ mu nekk nag loo xam ne dafa bette lool ci li nga xam ne nii moom moo di ci histoire politique gu ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall ci na mu daan gagné côté Fouta ak yeneen waaye itam ñëw nañu ba ci kii di Dembourou Sow mi nga xam ne moom mooy borom jaasi ji nga xam ne nii dafa yëkkati woon ngir rek bëgg a saxal li nga xam ne moom moo di troisième mandat nekk képp ko troisième mandat ne képp ko fi bëgg a bañ sax bu ñu moytuwul ñoom ñooñ dina yëkkati seen ay jaasi jàkkaarloo ak yow kooku fi nga xam ne nii foofu lay voté ba ci biir bureau de vote am dañ ko faa mujjee gagné donc ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi génn nañu lool nee nañu ça veut dire que moom doon riposté ci troisième mandat na dem wax ki nga xam ne moom moo di mantooram que ñàkk nañu askan bi war nañu ne bëggatuñ ñu ba fi nga xam ne ni moom moo di sunub dëkk di Fuuta ndax dañ leen koo jagleloon war nañu ne carrément bëggatuñu donc nañu def taxaw seetlu ci li nga xam ne moom moo di ci mbir mi waaye itam taxaw seetlu bi ñenn ci internet yi am ci mbir moomu Fatima bokk na ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo jege président de la République Macky Sall ñenn ci askan bi ci boo dee xool ci li nga xam ne moom moo di ci publication yi ak ci commentaire yi nee nañu président Macky Sall na xippi xool ay bëtam parce que ñi koy poussé pour un troisième mandat ñooñu ci seen bopp ñoom ñooy jamaat ñoom ñoo nekkoon ci kii di Abdoulaye Wade pour di ko pousser ci mu am troisième mandat nee nañ te tax na kii di président Abdoulaye Wade am sortie bu ñaaw boo xam ne ni tey jii bàyyi na ko fi alors que nee na alerte yi président Macky Sall di jot moom président Abdoulaye Wade daan na ko jot mais danaan wax naan nuage buy romb la président Macky Sall ci mois de mars dane woon xam naa seen ak njàmbat dégg naa ko alors que mois de mars ak léegi am na benn différence parce que ñu ngi bëgg a demaat ci un an wu li mu waxoon ci ba mu génnee woon donc ça veut dire que moom ba tey li askan wi appel bi ñu ko def ba tey déggu ko mooy li ma doon sànq bippe nañ ko déggu ko cette fois-ci woo nañ ko ci élection yi xëy na dégg na xëy na déggul ñu ngi jëpp ci élection yi nga xam ne moom moo di législative yi moo xam neexu ko ci élection yi mu pousse wala mu bàyyi ko fa mu nekkoon mais na xam ne bu baax a baax yooyu itam beneen troisième appel lay doon mu jëm ci muy feeñ ci présidentielle yi nga xam ne ni moom la ñuy uti ni kii 2024 ñoom daal li ñu wax ci biir commentaire yi yomb na neex naa dégg que ñoom ci seen bopp ñoom askan bi nga xam ne ñoom ñoo dem ci urne yi ñoom ñoo nekkoon ci fi nga xam ne ni moom moo di ci internet bi ñoom ñooy alerter à chaque fois te ñoom ñooy wax ni kontaanuñu gërëmuñu bégguñu ci nga xam ne moom moo di ci liggéeyu Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko wane tey ci urne yu te du loolu foofu la ñuy jeexalee ba tax na tam comme ni ñu ko waxee rek Fatima ci li nga xam ne moom moo ci yenn ci publication yi ñoom internet yi ñëw nañ tam ci kii di Idrissa Seck
Idrissa Seck nga xam ne ba mu commencé di samp ci wàllu politique fële ca Thiès ba léegi ñu ngi soog a gis Idrissa Seck daal di ñàkk région bu Thiès ak ñàkk bu ñaaw bi mu ko ñàkk waaye itam ay ñoñam ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo waroon ànd ak moom fekk si ko ci Benno Bokk Yaakaar dafa mel ni dañ leen a humilier ci fi nga xam ne ni moom moo di ca biir Thiès ba tax na rappelé nañu Idrissa Seck pour sortie bu rafet comme ni ñu koy waxee à chaque fois bokk na ci taarixu li nga xam ne moom moo di politique gu Sénégal moom dañ ko ciy tudd waxoon na fi ne à 63 ans dina bàyyi politique waxoon na fi ne bis buñ ko gañee ca Thiès dina bàyyi politique ñaar yooyu nee nañu bokk na ci lu ñu ko dëxëñal ci ay fàttali yoo xam ne ni nee nañ ko warul xëyati fi nga xam ne moo di CSE ba tax na yónnee démission nee nañ ko sax bu bëggee nañ ko yónnee cak-cak mu yónnee démission ngir bàyyi carrément wàllu politique ndax li humiliation la ci moom te it bokk na ci yoo xam ne nii xaaruñu ko woon ci ay leader yoo xam ne nii wàllum politique depuis Abdoulaye Wade wala avant ça Abdoulaye Wade ñu ngi leen doon gis ñu nekkoon ci politique bi et tout ba ay ndombal tànk ñu am ko fi donc dañ leen xaar mooy nañ fa jógee raax nañ ci sax ki nga xam ne ni moom moo di Talla Sylla mi jóge ci bopp moomeel bu Thiès nee nañu moom pour mu jóge fa dina yomb lool ndax bassin ak mergadu rek la fa amoon donc na ko gaaw jël te jóge fa ay bagages yu bëri ci ñoo xam ne ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi dañu wane carrément waxuñu ay mere mais dañu wane carrément ne yenn ci bokk moomeel yi bëggatuñ fa yenn tet yi bëggatuñ fa gis ñenn ñoo xam ne nii parewuñ sax pour liggéeyal askan wi wala sax ñu pare pour toog ci li nga xam ne ni moom moo di ci chaise bu baax bi mooy jiite leen ba tax na tam ba tey rek ci biir ay publication ñëwaat nañ fii ci Ndakaaru ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi ba tey wax nañ ci Diouf Sarr Amadou Hott waaye tam Lat Diop ak keneen ak keneen ñoo xam ne ñu ngi doon génne alalu askan bi nee nañu ci li ñu jàpp ñoom askan bi ñoom ñoo ko wax dañ doon génne alalu askan bi ngir amal ci seenu campagne ngir toogaat ci ay bokk moomeel yoo xam ne ni ñu ngi fii ci biir Ndakaaru ak yeneen ba tax ne nee na leçon la boo xam ne wan nañ leen ko te it ñoom sax ci seen bopp ci biir commentaire yi da ngay gis ay internet yoo xam ne nee nañu du ñoom la ñu mere parce que amaana sax ñoom defuñu dara waaye seen mentor seen njiit comme ni ma ko waxee sànq di président Macky Sall moom la ñu bëgg a wan ne ko doyal nañu ci moom nekkatul koo xam ne nii jiit la boo xam ne nii tey jii dañuy sukkandiku ci ay jëfam pour di ko lii xëy na nag mënuñu ko fee jëlee nii waaye tam la ñu mën mooy urne yi ci jamono jii ñu wax ak yéen ñu daal di koy occuper ak di ko sanctionner ca na mu gën a yombee waaw teewul xaalis bu ñu fa tuur kenn xamul ni mu toll ndax dañ leen recevoir palais mentor yëpp Cheikh Tidiane Cham Thierno Ndom Ba mais ils ont été battus à plate couture parce que da leen dox si soxla askan bi chaque jour quotidiennement du politique élection rek moo tax ngeen ñëw ngeen wàcc si askan bi doxal leen ci soxla askan bi dañ leen fal pour loolu yéen ministre wala muy DG Pikine dox leen ci soxla askan bi waaye élection rek ngeen jël seen malheur dox c'est une remise en question comportement ñoom askan bi ba tey jii dañ leen di mbaraan rek comme ni ko waxee ci publication yi dañ leen di nax seenub xaalis après xam nañ li seen xol xam nañ benn responsable na koy seg doon ne bu leen joxee xaalis bi lekk leen waaye dama leen demee si bañ gàcc yi xool leen ki leen amal njëriñ ngeen jox ko seen carte mais Thioro xam nga daan naa wax fii nañu bàyyi di ñu nax nit ñi ñoo commencé yeewu ci nax yi te li ma ci gën a naxari Lat Diop DG Port lan ngay xëccoo maire yi liñ la jox deux fonctions cumulées mën naa la wax li tax liñ la jox doyu la nga ne carrément da ngay xëccoo maire mais lu leen tax doyluwuñu Aliou Sow du ma ko may ba Aliou Sow Thioro ñu dem ci beneen base politique yoo xam ne nii tey jii ñoom dañu fay toog pour wax rek wax pour wax mais itam dañuy taxaw seetlu ci ñi nga xam ne ni mooy ci yenn ci média yi parce que bari na ci média yoo xam ne ñii di mbokk internet yi mooy ñi nga xam ne nii tey jii ñoom ñooy suñu mbokk population bi nekk ci internet bi bari nañ lu ñu ŋàññ yenn ci ay télé yenn ci ay journal yoo xam ne nii nee nañu jaay nañu seen ngor pour dara ñu jaay seen ngor ndax xaalis tey jii wax nañu ñaari fan ginnaaw élection yi gàcce commencé na jip la ñu bëggoon amuñu ko ak ñenn ci ñoo xam ne nii sama genre gi rek bari wax toogoon ci plateau télé yi di kañ naan Benno Bokk Yaakaar dina gañewaat anamu tey noppi noonu nañ tëj nañ seen gémmiñ ba ngeen crédible mënoon ngeen a denc seen crédibilité te toogaaleek moom ngir ëllëg si biir boo leen waxaatee askan bi mën leen a bàyyi xel
waaye tey jii alal ak soppe yi nguur wala lenn jaral na leen ngeen jaay seen ngor tey jii yéen ñooñu doon toog ci plateau yi di wax ne Benno Bokk Yaakaar def na loo xam ne nii tey jii tax na mu war a mën a toogaat ci bopp réew mi gën a war a mën a amaat place ba 3e mandat sax ñu koy laam-laamee ñooñu tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi nee nañ leen waxoo leen dëgg benn yoon parce que xamoo leen suñu ay njàmbat ñun ñoo xam suñu njàmbat te wane nañ ko ci urne yi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon journaux yi jaayoon seeni ay ngor ngir di jël kii di Diouf Sarr kii di Amadou Hott kii di keneen ak keneen ngir jëmmal leen fësal leen ci seeni à la une ba vendredi passé ñun ak Moustapha Diop tooga nañ ko fii ci Petit Déj wax ko fi ñooñu noonu tey jii anamu tey jii gàcce dal na leen seen 100 francs yi nga xam ne nii askan ñoo ko jël di ko dem di ko jënd ay journaux ñooñu tey jii dinañ teewaat seen 100 francs te yaakaar naa ni ñu def nii dañ leen doon baraan ba tey ñi ñu def nii wan ko askan bi wan ko ñi nga xam ne ñoom ñooy jiit yooyu nga xam ne tey jii jëloon nañ seen xaalis askan bi mbaraan leen lekk koo pare voté luñ leen noonu lañ koy wanaatee ci journaux yi nga xam ne ni ñoom ñoo doon jaay seen ngor ñu doon jël à la une di ci def ñi nga xam ne tey jii defaluñ dara askan bi taxawuluñ fenn askan bi leneen li may mujjee moom mooy li may daane balaa temps bi duñu xoj ña doon wax tamit naan yeewi askan wi du gagné yeewi askan bi du lii Ousmane Sonko la donc yaakaar naa ne ñooñu tamit ñu ngi gën a am place ci taarixu politique gu Sénégal ñu ngi gën a wane seen bopp ci kenn waralu ko dul président Macky Sall moo defar ay politiciens moom moo defar ñoo xam ne tey jii dañoo toog am dëgg ci kanam askan wi ku ci mel ni Ousmane Sonko Khalifa Sall ndaxte li nga defoon bay tëj ay doomu aadama di leen jël di leen boolee askan wi tey jii moom nga am ci sa biir kër ndaxte président Macky Sall mënu taxaw waat ne ci biir ay directeurs généraux ci biir ay ministres amu ci ñoo xam ne nii lekk nañu xaalis wala ñoo xam ne waru leen a mën a yóbbu ci yoon donc ku ci nekk rek waaw da ngay xoolaale ndax mattu lal yi moom def naa fépp la am ku ci nekk rek da ngay xool ci fa mu gën a rafetee nga inchallah fa mu gën a ñëw waaye doo def làq doom dóor doom duma doom loolu mën a nekk te askan bi moom pare nañu pour lii heureusement nag ba fi askan bi nekkee te it ñoom ñu xam seen gëdd ñoom ñu xam seen place xam fi ñu toogee xam kan la ñu bëgg ak kan la ñu bañ kan la ñu war a fal ñi fi toog nag ci ay maire dinañ ci dellusiwaat dañ leen di waxaat ñun duñu sonn duñu tàyyi ci noppi que nañu liggéey la ñu leen di xaaree te bu ñu rusloo ñi nga xam ne ñoom ñoo toogoon di wax ñun bañ fi toogee di wax boobu ba tey jii lii la ñu bëggoon bu ñu rusloo ñi nga xam ne ñun ñoo fi toogoon di wax askan bi la ñu faral askan bi la ñu nekkal askan boobu tey jii ci ñoom la ñuy continuer nekk duñu fi déglu benn maire boo xam ne dangaa jóg pour salfaañe lenn loo xam ne bokk moomee la bu ñu la jox ci askan bi rek la ñuy continuer mu nekk loo xam ne ni am na solo torop ku si liggéeyul dañ la sanctionné bu baax ku si liggéeyul moom dinañ la sanctionné leen wax tous les yéen maire yi ñuy fal vous avez du pain sur la planche et à respecter les peuples ku si liggéeyul on va vous sanctionner comme on a fait ces gens-là. d'accord mu nekk loo xam ne nii am na solo torop ah. ci seen doo ma jox ma wax ko. tey doo wax waxtu wi xoj nañu coro est-ce que daal bàyyi nga tàggatoo coro. waaw ba tey nagaaw rek jeudi ñu ñëwaat rek. man de du ma nuyu kenn. askan bi laay nuyu jàpp leen ko fii rek bàccal rek amul layami na yat bi di saf rek comme nii rek. inshallah yat bi kon du nuyu ma ko nii. jaruma koy nuyu tey moom xam na ne tey du ma ko nuyu yaayam sax du ma ko nuyu non parce que askan bi laay nuyu askan bi damaa bëgg ci ñoom damaa